simili mbokk yi daleen ak jàmm ci xibaaru marax yi li ci gën a fës te ñu nam ko jukki dina bokk ci taw yu mitti yi nga xam ne ñoom ñoo wàcc ci yenn ci ay gox fii ci réew bu Sénégal amaana sax yenn ci ay gox nag ma ngay wéy di am ba tey fu ci mel ni Ndakaaru lu ni mel la ñu ko fa nemmeeku ca Kër Massar parcelle unité 3 foofee nag ñi nga xam ne ñoom ñoo fa dëkkee gis ngeen ko noonu ngir rek ñu dem si seen ay makkaan faaw rek ñu féey ngir mën cee jotee ginnaaw Kër Massar Parcelles Assainies unité 3 nag ca Diamniadio itam lu ni mel la ñu fa nemmeeku ca Thiès nazalaka naka noonu màggal Touba mbokk yi jàppale ne ni ki ren ji nag daañ ko amal comme nañu ko daan amalee bu njëkk ki xam lu ni mel nag di xalif général kullu murit Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ginnaaw itam ki nga xam ne moom moo yor kàddoom di Serigne Bass Abdou Khadre bi mu ko jottale ci lancement wu chantier wu ancien stade bu Mbacké la yooyu le kaddu tukkee xam ngeen itam ni ki tey ji di gaaw yem ko juróom fan ci weeru septembre nag di màggalu ko ñaari rakk yooye nag di màggal jullik Serigne Touba Khadim Rasoul bi mu amaloon ca palais bu gouverneur ca atum 1895 ni ki ren xam ngeen ne amul waaye itam bépp dogal woo xamante ni war nañ koo jël ca wàll waa jël nañ ko ba mu mat sëkk ay jàngum alxuraan la ñu rek daal di wuteeg lu ni mel daañu dem ca Ndar Géej ca fekk fas ñu ndaw la nga xam ne moom moo ñu fa toogal di Ousseynou Diop daañu ñëw ci mbas mi ak tolluwaayam mbokk yi jàppale ne benn doomi aadama moom moo daal di toftalu ci li bi nga xam ne ñoom ñoo ci jot a ñàkk seen bakkeen juróom-benn fukk ak juróom-ñaar ci ay cas positif la ñu am ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ñoom nag di ay cas contact ay bés ñetti ay bés jàpp ñeent xam ngeen ne limu doomi aadama yi nga xam ne ñoom ñooy amee mbas mi fii ci réew bu Sénégal daal dinay wàññeeku ñi nga xam ne itam am nañ ko ñu leen di fekk seen ak makkaan di leen fàcc ñoom ñoo ëpp ñi nga xam ne rek ñoom ñoo nekk ca kër docteur jamono yi du samay kàddu ki ko xam ne du docteur Abdoulaye Bousso di ngeen ko dégg ci jotaayu xibaar ñi nga xam ne ñoom ñoo séq langu basket bi nag ñoom ñooñee nag li ñu njort moom moo di daañ door li nga xam ne moom moo di compétition yi du yàgg dara ginnaaw itam techniciens yi bu ñu amalee waxtaan ci seen ak biir bu ñu noppee fédération sénégalaise bu basket nag daan biral xool bés bu rafet boo xamante ni daañu tàmbale li nga xam ne moom moo di compétition yi mbokk yi li lépp yi tënk la bu ngeen taaxirloo tuuti ma dikk ñu faram fàccee. mbokk téléspectateur yu télévision Futur Média ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu xibaar yi ñu doore ko ak taw bu métti bi nga xam ne moom moo wàcc ci yenn ci ay gox fii ci réew bu Sénégal mu mel ni nag foofa dem jamono yi nag mu mel ni ndox ma muy doon loo xamante ni moom moo leen sonal ñu doore ko ca diwaan bu Thiès fekk fa suñu ndaw Cheikh Anta Diop Cheikh Anta maa ngi lay nuyu. mu mel ni déggante bi taxu ko neex lool bu fekkee yaa ngi may dégg Cheikh Anta lan lañ mën a jàpp ca diwaan bu Thiès bu fekkee itam dafa am ay yàqu-yàqu yu ni mel ci taw bi nga xam ne moom moo fa wàcc. Cheikh Anta Diop mu mel ni dégg-dégg bi neexul. du ñàkk itam daañu dikkaat ak yow laata jotaayu xibaar yi di jeex maa ngi leen ko doon wax sànq ca Kër Massar ngeen baal ma parcelle unité 3 foofee nag ngir ña fa dëkk dem seen i ay makkaan faaw rek ñu daal di fay ci ndox mi ngir mën a jotee fa nga xam ne fa la ñu dëkk comme ni ngeen ko gisee ci les images ñu daal di leen ciy digtal tuuti daal di dellusiwaat. Donc des années donc la situation s'empire et aujourd'hui voilà ce que nous vivons. Donc personne ne peut sortir, personne ne peut sortir. Voilà, c'est dommage, c'est regrettable, mais voilà ce que le tort que la SNHLM nous a causé. Voilà. Donc c'est vraiment dommage, hein? C'est vraiment dommage. Voilà. Merci. gis ngeen ko noonu mu mel ni nag du sa diwaan bu ci foofee nga xam ne moom moo di ci Kër Massar dong ca Thiès itam lu ni mel la ñu fa nemmeeku ca Diamniadio itam naka noonu fii ci Ndakaaru itam lu ni mel la ñu nemmeeku ngir rek ay doomi aadama dem seeni ay makkaan faaw ñu xuus wala bokk ñu feey naka noonu itam am na ay yàq-yàq yu bëri yoo xamante ni daal dina ci am bu fekkee Cheikh Anta Diop nekkul ci bu mu jokkoo bi mbokk yi jàpp leen ne lu ni mel nag xibaar ya bàyyeekoo ca diwaan bu Thiès di ngeen ko am ci suñu yeneen jotaayu xibaar ci kàllaamay tubaab ñëwel yile jotaayu xibaar mbokk yi wax ci collecteur Hann Fann xam ngeen ne ni ki démb nag foofee ca
waagu ñaay benn ëttu kër moom moo daal di màbb lu ni mel nag juri njàqare ci ña nga xam ne ñoom ñoo dëkkoon ca woowule makkaan jamono yi nag ñuy yuuxu di woote wàllu ngir nguur bu Sénégal dikk ak ñoom ci ak ndimbal Pape Fara ñi nga ak Amadou Ba doxantu woon nañ ca woowule makkaan ngir xool lu ni mel ñu seetaan. di yoot njaboot gi ci diggu kër ga ab bën bu mag nag moom moo fa am li ko waral di collecteur Hann Fann bi tiitaange gi nag foo ko nattoon yem na fa ndax jëya naroon na faa am. ki dem si jeudi bi si la sama soxna doom traversé rek gis benn pax waaw benn bët bu ndaw la woon léegi dañoo jël benn bant bu xaw a am hauteur di ko si ruux nii bañ ko si dugalee hauteur bi dem na si biir lu sori bant bi waaw dem benn hauteur bu xaw a sori noonu si lañ xam ne nag am na danger waaw bañ ko yëkkatee bant bi tamit taxul dara ñu xam ne kon foofu am na profondeur et par la suite si lañ xaw a dëgg ñu xam ni daal fii nii amul dara lu ko téye daal ñu xam ne canal bi daal xam naa mooy def effet. lépp ci njaboot gi dañ leen tuxal ndax parti bi ci kër gi kenn mënatu fee dëkk bu ñu sukkandikoo ci expertu ONAS yi. affaire bi daal doon na waar topp ci gox bi waagu ñaay bi mu amee démb ba tax na ñëpp jugandoo takku seen bopp ñëw wax ne comme daloon na fi ñaari kër fii ci waagu ñaay bi mooy troisième fois bi démb nag la ëpp doole ba ñëpp ñëw wane seen bopp ne lii moom dañ ko fii jëlee quoi nañu état bi dimbali quoi parce que métti na trop. tiitaange daal la ngi nekkoon tiitoon nañ trop par la suite si la ñu woo waa ONAS xam nga woo waa ONAS ñoom ñu ñëw ba ñu ñëwee ñu def état des lieux def vérification yi ba ñu defee vérification ba pare tamit si la ñu nag xamal ni daal zone côté bee ne yëpp nga gis ñu baliser foofu yëpp am na danger waaw ñu daal bu ñu dem côté boobu noonu. comme ñëpp génn nañ instant yi nii léegi ñun ñoo fi des ñun góor yi sama mère tamit génn na sama yaay waaw ñoom génn ak rakam. ngir nag bañ jëyee jooju daal di am ñoom njaboot gi ñu ngi laaj ñu jox leen ni koppar ba ñu mën a jóge ci bërëb yi. su ma sañoon daal waaj gi sax jarul muy yàgg parce que bu ñu toogee ba leneen am fi tamit kenn du ne ñoom yëguñu ko woon lii yëpp boo gisee alerte la. pour wan ne leen daal lii daal am fii métti na trop loo xam ne buñ mënee ñëw rek jéem ñëw sauver wax ñu mun a yóbbu ñu mun faa nekk ak suñuy njaboot. daanaka kër yu bëree bëri ci diwaanu HLM ak waagu ñaay ci kaw collecteur Hann Fann bi lañ leen tabax te ONAS def ko fa mu nekk bomb boo xam ne mun naa exploser saa su ne indi jëya suñ ci jëlul ay matuwaay. Pape Fara ñu ngi cant ak ngërëm ñeena la feneen foo xamante ni mi ngi fii ci Ndakaaru du soriwul dara di ci cité kër góor gi foofee nag dem ak dikk daa xaw a taggatémbe ndax xàll wa nga xam ne moom moo fa nekk ña dawar ndaamaar tey aw ca yooyu la wet nag jamono yi ñu ngay joytu rawatina ña nga xam ne ñoom ñoo fa dëkkee ba taxitam municipalité bu Mermoz Sacré-Cœur nag daal na yëkkati ay kaddu li mu xamle moom moo di dina nas pexe ci mbir mu ni mel ñu teelu reportage bu Mohamed Samb ak Youssou Baro. gannaaw bu tawee ba noppi dafay féex waaye nag tali bi nekk ci cité kër góor gi féexul yàqu-yàqu yi am si tali bi tax na ñii di chauffeur si ñoom daanaka mënatuñ ko dékku bu ñu sukkandikoo ci ñoom dawal oto ci biir cité bi lu jafe la. en tant que cité bi tali bi mel nii c'est pas normal. te cité bi yàggul sax. yàggul bilaay yéeme na trop. instant yi lu métti la ñuy dund fii. ok mënoo fi am oto bu baax ndax fii. ok franchement doy na waar quoi. tali yi moom baaxul moom tali yi moom da ngay foo aat jaar pax la moom. waaw waaw gis nga da ngay tegg ba tas mais Ndakaaru moom tali yëpp yàqu na parce que nawet bi waaw oto yi foo jaar pax la. daanaka foo tourné rek ci tali bi gis fi ay pax chauffeur ci si seen wàllu bopp ñoom nag ndànk sax la ñuy daw ngir moytu pax yi yàq seeni oto. bokk moomeel bu Mermoz Sacré-Cœur li mu xam ne rek moo di ay jafe-jafe la yoo xamante ni li ko indi moo di installation réseau yi waaye ñoom ñi ngi xam le ni daan ci amal liggéey bu koy saafara. cité kër góor gi SICAP moo ko tabax bi ko SICAP tabaxee nit boo tabaxee dëkkuwaay ba pare da nga war a defar tali yi da nga war a defar les infrastructures de base n'est-ce pas mais biñ ko tabaxee ak léegi yàggul nga gis tali yëpp yàqu na mais li nit yi waa cité kër góor gi xam aussi parce que ñoom problème d'assainissement mooy seen problème majeur bu tawee nga gis ndox bi amul fu mu jaar. canaux yi baaxul de léegi ne day impacté ci la voirie urbaine mooy tali yi dafay yàqu mairie bi dafa am benn objectif ak benn planning boo xam ne moom la ñuy exécuter am na quartier bu ñu commencé am na quartier bu ñu toll am na quartier yu ñuy def te loolu incha allah dans le programme dinañ leen intégrer ba tali yooyu yëpp incha allah dinañ ko defar bu mu baax. cité kër góor gi taw yi mujjee wàcc fan yi ci Ndakaaru ak wàllum assainissement bi ñu ngi yàq tali bi mu nekk loo xamante ni si askan ba fa yeewoo daanaka ñu ci bëri si ñoom indi na leen ay jafe-jafe te itam ñoom ñu ngi koy ñaawlu.
mbokk yi jàpp leen ne màggalu Tuuba atum ren nag daañ ko amal comme ni ñu daan amalee yi màggal yi nga xam ne moom la ñu weesu maanaam laata mbas mi ki xam li ni mel nag di xalif général kullu murit Serigne Mountakha Mbacké ci ay kaddu yoo xamante ni ka yor kaddoom di Serigne Bass Abdou Khadre moom moo ko daal di jottali askan wi ñu seetaan. nee na Serigne Fallou li nga ñaan ci màggalu Serigne Touba gi fekkoon nga ci Serigne bi ba mu joxee ndigal ci màggal gi yàgg na. nee ba mu joxee ndigal ci màggal gi yàgg na. te amu ci benn xalaat. mosu ci amit benn xalaat. lu dul nam ko fekke woon. mu wëyee ko noonu rek. ndax nee na ñaar rek moo ko fi bàyyi. wattu ak sàmm. kon nag bis bi ni ko sëriñ bi bëgg woon rek. njabootam gépp itam. wëyal ko ba mu egsi fii. benn xalaat mënu cee am de lu weesu noonu. leneen itam ni ki tey ci gaaw bi yem moo ko juróomi fan ci weeru septembre nag di màggalug ñaari rakk li lay mel di firndeel ñaari rakk yi nga xam ne Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rasoul julli woon na ko ca palais bu gouverneur ca atum 1895 ni ki ren amul xam ngeen li ko waral di mbas mi nga xam ne moom moo gën a si réew bu Sénégal waaye ñu dem ca diwaan bu Ndar fekk fa suñu ndaw la nga xam ne moom moo ñu fa toogal moom Ousseynou ni ki ren ji nag lan lañ mën a wax ci màggalug ñaari rakk yi. rek moom la ñu mën a wax ci wàllu ñaar rakkay ci diwaan Ndar Géej mooy tey jile moom kenn amalu ko ndaxte ku nekk xam na ni mbas mi moo ko daal di waral loolu nag moo tax ndogal daal di jip ngir lu jëm ci wàllug lépp loo xamante ne activité la ñu daal koy teg ci tey jile kon boo ko xoolee fii ci sama ginnaaw bu fekkoon ni tey juróomi fan ci septembre la nañ ko daan amale fii day fees dell ak taalibe waaye tey nag li ñu gis nemmeeku itam mooy tey kenn nekku fi juróomi fan ci septembre nag bis la boo xamante ni bis bu mag la ndax day symboliser bis bi nga xamante ni Serigne Touba Mbacké Khadim Rasoul ci atum 1895 fii la ñëwoon ci palais gouverneur julli fi ñaar rakk yi wan tubaab bi itam ni kenn rek moo am waaye tamit kenn rek la gëm muy yàlla borom bi tabaraka wa taala kon nag loolu tey ci diwaan Ndar gi gis ngeen ñi nga xam ñooy fidèles yi tey kenn julliwul waaye tamit ñoom seen i bopp am na ay kàddu yoo xamante ni dénk nañ ko li ñu wax mooy tey seen xol tooy na waaye tamit li ñu gëm mooy mbas mi daat fiy jugee. suñu gis-gis nag ren si ñaar rakk yi mooy ni àdduna yëpp demee ñëpp xam ko rek ñu ni dafa am lu fi tàbbi doon gan muy feebar bi ba tax activité yu bëri na mu daan demee mënu ko demee moo tax ñu am ndigalul def ko ci jàng alxuraan ak xasida ak berndeel di ñaan nag ci barke alxuraan yooyu ñu fi jàng ak bernde gi yàlla suñu borom jële fi mbas mi. ba tey la bakkanam jotul islam yëkkati l'islam ba ca kaw mu tekk fa ñu daal di koy jël looloo ko jural juróom-ñaari at juróom-ñaari weer wala juróom-ñett ak lu topp. ñu yóbbu ko déporté ko mu metti lool. mi ngi noonu tey li nga xamante daal nemmeeku nañ ko mooy ñaar rakk yi amaluñ ko ci nañ ko daan amale tey gis nga sax place bi ñii di policiers yi dañ ko daal di surveiller daal di koy xool itam ngir kenn bañ fi ñëw kenn bañ fi jaar sax di def ay ziar ak yu ni mel ngir rek dajaloo bi ñu daal koy éviter mu mel ne kon tey juróomi fan ci septembre ci atum 2020 bii mooy ñaareelu yoon du ñu amal li nga xamante mooy màggalu ñaar rakk yi ci diwaan Ndar Géej ba ci njëkkoon li tax amaluñ ko woon dafa coïncider woon ak lii tabaski bi bii nag li tax amul mooy mbas mi moo ko waral bii moo doon ñeent fukk ak juróomeelu édition bu màggal ñaar rakk yi ci atum nag 1895 le Serigne Touba Mbacké Khadim Rasoul defoon jëf ju rëy ji fii ci palais gouverneur wan tubaab bi ni kenn rek moo am mu yàlla borom bi tabaraka wa taala. jërëjëf Ousseynou Diop ca diwaan bu Ndar cant ak ngërëm ñeel na la ñu wax ci li nga xam ne moom moo tax ñaari rakk yooyu màggalu ñaari rakk yi amul niki ren nag muy mbas mi jàppale ne benn doomi Adama moom moo daal di toftalu ci lim yi nga xam ne ñoom ñoo ci jot ñàkk seen bakken juróom-benn fukk ak juróom-ñaar ci ay cas positif la ñu am ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ñoom nag di ay cas contact ñeent fukki yi di ay cas communautaire di ay doomi Adama yoo xamante ni am nañu mbas mi te xamuñu fan la ñu ko jëlee moom mbas moomee mbokk yi ñetti ay bés jàpp ñeent xam ngeen ne lim doomi aadama yi nga xam ne ñoom ñoo ko am daal dinay wàññeeku ñi nekk seen ak makkaan itam te ñuy saytu seen wàllu wér-gu-yaram ñoom ñoo ëpp jamono yi ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca kër docteur du samay kàddu ki ko xam ne di docteur Abdoulaye Bousso naka noonu itam muy ñaax askan wi ñu gën a fegu ci Covid 19 ñu seetaan. Aujourd'hui, il faut remarquer quand même nous avons plus de patients. tey jii li ñu mën a nemmeeku moo di ne ñi nga xamante ni ñoom ñu ngi leen di topp ci biir kër yi ñoom ñoo ëpp nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci biir centre de traitement yi muy CTE yi ay jéego nag ñu ngi koy def dëgg la donte sax yombut jafe-jafe yi des na ndax patients yi dañu bëri lool ci biir kër yi te ñu ngi leen di topp nag ni mu waree. depuis presque ñetti ay bés wala ñeenti ay bés mi ngi nii li ñu nemmeeku mooy chiffres yi dañu wàññeeku
bu ma jëlee exemple rek semaine 34 muy fanweer ak ñeenteel bi ñu ngi woon toll ci 776 cas yu yees ci 35e semaine bi ñu ngi woon si 598 tey ji nag ñu ngi si 36e semaine bi lu ñu gis moo di ne dépassé guñ sax 400 muy ñeenti téeméeru cas donc lu ñu mën a jàpp rek moo di ne wàññeeku gi am na loolu nag li koy waral mooy li ñuy wax li nga xamante ni moom mooy taux d'attaque bi. ay résultats commencé na am dëgg la wante nag faaw ñu gën a jekkalaat taxawaay wi ngir fexe nag ba maintenir dynamique bi li ñu koy mën a may nag mooy ñu fexe ba respecter gestes barrières yi. Mais il faudra qu'on arrive à garder cette dynamique. Garder cette dynamique, c'est maintenant plus que jamais qu'il faudra que les mesures barrières soient respectées. nag jamono yi réew bu Sénégal ñu ngi sëgg ci ab garab boo xamante ni bi mu fi nekkee ak léegi daal nay ëpp ñaar fukki at naka noonu itam mu daal di baax looy ci ay action yu ci mel ni action anticoagulante ak itam action inflammatoire nag ñu teewlu ki nga xam ne moom moo biral yooyu la kàddu di professeur Moussa Seydi. Institut Pasteur bu Dakar mi nga xamante ni professeur Amadou Sall moo koy jiite ak service des maladies infectieuses ak tropicales bu hôpital Fann ñoom ñoo initié ab étude scientifique boo xamante ni nag dañ ci fexe ba xayma efficacité benn médicament boo xam ne daañ ko mën a utiliser ci forme sévère yi mu nekk ab médicament boo xam ne nag mu ngi fii lu toll ci wala boog ëpp ñaar fukki at. nga xam ne nag am na ay action anticoagulante ak ay action anti-inflammatoire yu efficace ci li nga xamante ni moom mooy doomi aadama ñaari action yooyu nag dañu am solo lool ngir fexe ba am li nga xamante ni ñaari action yooyu nag dañu am solo ci prise en charge bi ci jamono ji ci forme grave yi looloo waral nag ci njëlbeen ba ñun ñu incluroon li nga xamante ni moom mooy utilisation anticoagulante yi ak utilisation corticoïdes yi comme anti-inflammatoire bien sax que ni li nga xamante ni ñoom ñooy organisation mondiale de la santé di ko digle projet bi nag tàmbali na fukki fan ak ñeent ci weeru août gii ñu génn tënku ci li nga xamante ni moom mooy protocole de recherche bi nga xamante ni validé nañ ko. national pour la recherche en santé. Alxasan Ba cant ak ngërëm ñenn la yow mi tekki yooyu le kàddu ñu wax ci leneen mbokk yi mu soxal wàllu dem ak dikk coordinateur yu professionnel yu transport routier fii ci réew bu Sénégal nag moom Momar Sourang jàpp ne dogal wi nga xam ne gouverneur bi daal dina koy jël ngir aaye yenn ci ay ndaamaar yoo xamante ni am nañ ci lu ëpp ñetti tonnes nag ñu daw ci xal wi ni ki 6 heures jàpp 10 heures nag moom na ne jàpp na ne loolee teguwul fenn ndax fii ci réew bu Sénégal amuñu benn yoon di ñu dippee site de stationnement ba tax itam mën naa juri loraange ñu teewlu Momar Sourang ci ki micro Ousseynou Diop. Il faut qu'ils arrêtent de prendre des modèles de développement parce que ça s'est fait aux États-Unis ou ça s'est fait en France, il faut le faire au Sénégal. Nous n'avons pas les mêmes infrastructures et nous ne sommes pas dans les mêmes dispositions. Aujourd'hui, la face visible des impactés, c'est les transporteurs, mais il faudrait reconnaître que il y a les commerçants qui vont être impactés, les entreprises de BTP, en fait toute une économie qui va s'arrêter, mais yow amoo parking boo gaaree Dakar tey jii nga bëgg ne ma 6 heures ba 10 heures doo dugg Dakar mais bu 10 heures jotee camions yi pour superficie lay doon pour dugg biir Dakar parce que kenn ku nekk da ngay bëgg dem décharger bu 16 heures nga ni kenn du génn ba 20 heures mais loolu problème lay indiwaat parce que ki nga xamante ni dafa décharger war a dem nga téyewaat ko fi ba 20 heures. am na impact bu muy def ci liggéey parce que yaa ngi réduire son temps de travail transport peut-être mooy la face visible de l'iceberg mais tey jii commerçants yi ils seront impactés manœuvres yi ils ne travaillent pas il faut continuer la nuit donc dana indi un dysfonctionnement nee nañu peut-être autoport yi fay jógee danañ ko régler mais du problème mu autoport problème mu transporteur la tey jii ki yab camion suufam war a dem biir Dakar décharger ji chantier yi du ñu liggéey guddi day xaar ba guddi mu dem dafa am tout un environnement et toutes des dispositions à mettre en place soo ko defee ba pare nag nga appliquer ko acteurs yi dañuy ñëw kii ko mais il faut avoir la politique de ces moyens on n'en est pas encore arrivé ci stade boobu. ñu wax ci wàllu tàggat yaram mbokk yi ñi nga xam ne ñoom ñoo seq wàllu basket bi nag njort nañ ne daañu door li nga xam ne moom moo di compétition yi du yàgg dara jamono yi nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di techniciens yi daañu sëgg bu baax a baax ci waxtaan wi bu ñu noppee fédération sénégalaise bu basket nag daal di tànn bés bu rafet ni ki tey ji ñu ngi doon amal ab ndaje Pafara ñi nga ak Amadou Ba ñoo ngi fa woon.
ndaje boo xam ne direction technique nationale bu basket moo ko amal ngir xool nan lañ mën a def ba tàmbali waat seen i jongante suñu paree ci ndaje bu waxtaan boobu fédération jël li nu mel daal di koy càmbar xool li nga xam ne moom la techniciens yi proposé ngir ñu amal lii di championnat bi ak compétition yi. pour ñu xalaat waxtaan ci lan lañ war a mën a organiser championnat bi war a ubbi d'abord date bi sax fixé guñ parce que ñun bu ñu jotee résultat yi ñoom li ñu wax ci la ñuy jàpp ban date la ñu war a mën a commencer. su fekkee mën nañ mën nañ teel a commencé ñu def formule poule unique su fekkee nag mënuñ teel a commencé on sera obligé parce que année bi année internationale la y a 2 afro-basket garçons yi fii ñu def deux poules. boobu la taxawaayu basket fii ci réew mi nag te Covid 19 bi daal di koy waral laal lii di presse nationale bi rawatina ñuy yëngu ci wàllu tàggat yaram. boo xoolee tey jii secteur yëpp impacté nañ leen waaye état bi mu ngi def kéemtulaay kattanam par exemple pour jàppale tourisme bi pour jàppale restauration yi pour jàppale PME et PMI yi mais waruñu fàtte presse bi parce que ñi fi impacté yëpp ñun ñoo ëpp lu ñu impacté boo xoolee tey jii ñu bëri léegi ñàkk nañ seen liggéey ay organes de presse yu bëri ñu ngi commencé dakk ay journalistes ñii ñu ngi leen di fay ay 75% 70% wala 50% mais loolu yëpp li ko indi nag mooy mbas mi donc soo demee sax boo xoolee bu baax ñeneen ñi ñu ngi leen di renflouer. fédération ci occasion bi daal di jàppale ñi nga xam ne ñoo nekk presse sportive bi ñoom it ngir mën a xeex lii di coronavirus. commencé woon ci club yi d'abord ensuite jox les ligues tey nag ñu doon jox arbitres yi commissaires yi entraîneurs yi ak journalistes yi donc loolu moom moo waroon tey suñu teewaay fii. tombé nag ñun dañu amoon décision boo xam ne dañuy dajale ay masques yu bëri jël ay gel hydroalcoolique jox ko journaliste wala organe de presse yi nga xam ne ñu ngi nekk fii ci Ndakaaru waaye aussi dem ci région yi parce que ANPS dafa am dimension nationale waruñu yem rek ci Ndakaaru dañu war a dem Mbour dem Thiès dem Matam dem Ziguinchor dem Kolda loolu nag lu mu def nii tey li may ñaan yàlla rek mooy yeneen fédération yi topp ko ci. suñu génnee ci bileen ndaje technicien basket bi presse bi ak acteurs yi jàpp nañ ne dinañ tàmbaliwaat seen i jongante ci ni mu gën a gaawee. jërëjëf Pape Fara ñu ngi cant ak ngërëm ñaanal la mbokk yéen itam naka noonu ñu jaare fa daal di buur yi la jotaayu xibaar rédaction bi di leen jox dig daje ci kanam tuuti soxna Naata Mbaye dina fi teew ci xibaar yi ci kàllaamay tubaab lu mooy loolee itam ñu bàyyi leen ngeen wéy ak programme télévision Futurs Médias jërë ngeen jëf.